gaaw fukki fan fanweeri fan sax ak fanweeri fan ci weeru janvier ci atum 2021 mbokku téléspectateurs yi yegg si leen ak jàmm ci xibaaru njoloor yi. li ci gën a fës tey nag day jëm ci liiti mbirum grippe aviaire bi xam ne nag doon feebar boo xam ne andi na ay jafe-jafe ca parc Djoudj tax ba picc yu bëri ñàkkoon ci seen bakkan am nañ ci lu ci leer ndax léegi ab communiqué bu ñu génnee xamle nañ ne liiti grippe aviaire bi moom mooy li waral loolee tolluwaayu mbas mi itam dinañ ci yàbbi ci bésub tey nag. am nañu ñeenti doomi aadama yoo xam ne fii ci réew mi la ñu dëkk ñu génn àdduna te liiti mbas mi yóbbu seen bakkan moomee tamit tolluwaayam dinañ ci yey yàbbi camion citerne yi xam ne nag dañuy def yenn saa yi ay essence ak i pétrole ak yi ñu mel di nekk ci circulation bi ñuy taseeg ñoom ndax nekk na loo xam ne mat na kaaraange askan wi ay nelawutuñu ndax tamit ñoom li ñu jàpp moo di ne war nañu xool nu ñu leen di arrangé loolee nekk ab reportage bu ñu leen a jigleel ci biir xibaar yi tamit article de la semaine El Hadj Malick Cissé lañ ci àndal lii ci revue de presse bi tey ñu war ci ànd ak Titi Aïcha San Top tamit loolu mbokk yi mooy liñ leen andi li ci gën a fës léegi-léegi ñu yaatal ko. mbokk yi yegsi leen ak jàmm ci seen xibaaru njolloor yi lu toll ci juróom-ñaari téeméeri picc ñoo génnoon àdduna foofee ca parc bu Djoudj ñu xamal ñi nag léegi ci ab communiqué boo xam ne ñii ci waa ministère de l'environnement ñoo ko génnee ne lii ci grippe aviaire bi virus H5N1 moo yóbbu bakkanu cuuj yooyee picc yooyee ñuy xamle nag ne ñoom léegi jël nañu ay décision ba liiti mbir mi bañ fa lawee moo tax dañoo mujj tëj liiti parc bi te képp loo xam ne da nga fa daan dem di fa doxantu ji wala nga fa daan def visite yooyu yëpp ñu dakkal ko te gën a yokku liiti surveillance parc ba liiti virus bi doon loo xam ne du fa jóge yegg feneen. ñu wax tamit ci tolluwaayu mbasum coronavirus bi la tey nag ci gaaw gile lu toll ci ñaari junni ak téeméer ak juróom-ñetti fukki doomu aadama ñoo la ñu defal test waaye ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñett ñoo ci dellu si am liiti mbasub coronavirus bi cas communautaire yi nag nekk loo xam ne daa gën a bëri ndax tey toll nañ ci ñaari téeméer ak ñaar fukk ak benn cas contact yi nekk loo xam ne nekk nañu juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñeenti doomu aadama nag ñoo génn àdduna te mbas mi jël seen bakkan juróom fukk ak juróomi nit ñoo xam ne nag fi mu toll nii ñoo ngi ci lalu réanimation lu toll ci ñi amoon feebar yi te mën a ñibbi nag léegi ñoom toll nañ ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar. ñu wax ci xeexu mbasub coronavirus bi étudiants ya nekk ci université Cheikh Anta Diop ñoom nag taxaw nañu tem ngir def lépp lu ci war ba mbas mi doon loo xam ne daf fay bañ a lawee moo tax nag nee nañu dinañ def lépp lu ci war ba sensibilisation bi waxtaan beeg takk masque beeg lépp loo xam ne waa kër docteur dañ koy digle ñu wëyal ko ca biir université bi ndax jàpp nañ ne ñoom ñooñee suñu amee taxawaay gu ci am solo gis nañ ne dinañu war a mën a jàppale waa kër docteur ba mbas mi doon loo xam ne dina mën a dakk fii ci biir Sénégal ñu teewlu Abdoulaye Cissé nekk ki jiite faculté amicale bu faculté sciences juridiques et politiques bu Dakar moom doon yëkkati ay kàddoom ñu teewlu ko. dañu gis ni coronavirus bi mu ngi faagaagal nit ñi ci Sénégal ñun nag en tant que étudiant ci lañ waxtaane collectif amical yi ni naka la ñuy defaate beneen deuxième campagne de sensibilisation pour waxtaan ak étudiants yi ak askanu Sénégal ci lañ tànne ñeenti fan yoo xam ni recteur moom moo nu ci jàppale ak directeur kuddu pour ñu mën a def sensibilisation ñaari fan yoo xam ni campus pédagogique ak campus social dinañ ko wër waxtaan ak étudiants yi may leen ay gel may leen masque wax leen aussi ñuy takk seeni masque respecter les mesures barrières parce que feebar bi lu am la surtout ak deuxième vague bi ak variante anglaise bi nga xam ni gis nañ ko Sénégal wax leen ni lu am la rek pour ñu mën a jàpp ci combat bi yaakaar na ni noonu lañ ci mën a jàppee quoi. pour l'instant ñu ngi waxtaan ci date yi mais xam naa ni au plus tard lundi wala mardi dinañ ko commencer ci kàttanu yàlla ak màggaayam. sa jamono joojee nag am na ñeneen ñoo xam ne ñoo ngi woon ca université waaye ñoom génnuñu ngir xeex liiti mbas mi waaye ñoom seeni bourse lañ doon laaj ñi nekk ci faculté des sciences techniques démb lañ doon jàkkaarloog ñiiti takk der yi ci mbedd yi
waaye liñ doon xëccoo mooy mbiru bourse googee nekk nag loo xam ne ñoom jàpp nañ ñi ki jiite bourse te Khalifa Gaye moom jàpp ne nekk na lu jaaduwul ndax ñoom noppeeguñu ngir mën a jot seeni bourse ndax ba ñu tàmbalee seen inscription léegi nekk na loo xam ne yàggagul. kon nag laata ñoo mën a jot seen bourse faw ñu xaaraat tuuti ñu teewlu explication Khalifa Gaye yooyu ci taataan ay kàddoom ci Abdourahmane Ly. ay étudiants yoo xam ne si lañu ci atu 19-20 bi nii ba décembre dañ doon def cours master 1 léegi le 28 décembre fekk ñu pare seen examen master 1 ci la ñu inscrire master 2 léegi nag jàngaguñu master 2 mais ñëw nañu inscrire master 2 mais ci année 19-20 lañ koy compter léegi comme ñu ngi doon fayeeku bourse master 1 ñu ni nañ leen fay maintenant différence bi léegi que ni comme inscrire nañu master 2 ci anu 19-20 donc nañu xool différence bi ñu jël xaalis boobu ñu rappel leen ko fay leen ko 25 000 yi muy différence bi entre 40 000 ak 65 000 yi pour ñu rappel leen ko bu ñu ñëwee nee naa leen lii mënut a nekk seen université xëy na may nañ leen autorisation ngeen inscrire ci biir at bee mais ñun suñu fonctionnement may ñu delluwaat ginnaaw te bu ngeen di fàttaliku ci ginnaaw tuuti le 9 décembre étudiants yi génn nañ fi def fi grève bu tàng boo xam si dañ doon wax pour ñu fay leen bourse 2020 2021 parce que ñi ngi doon jàng même bu ñu parewul 19-20 mais ñi ngi doon jàng donc nañ leen fay parce que jeexal nañu fayu 2019 2020 fekk ba ñu commencé leen ko fay nañ leen ko octobre novembre décembre janvier bi xam naa balaa yàgg bu commencé wul tey xëy na début semaine prochaine mu commencé léegi ñu bëgg ñu delloowaat ginnaaw pour ñu loolu moom mënut a nekk. ñu wax jëm ci leneen kii di njiital conseil économique social et environnemental ci Idrissa Seck moom nag ci ab communiqué goo xam ne waa partem di waa réew mi génnee nañ ko xam le nañ ne moom mi def na déclaration de patrimoine am foofee ca OFNAC xam ne nag doon na loo xam ne njiitu réew mi toppoon na ci ñu bëri di leen wax ngir ñu def ko moom nag ñi nekk ak moom ci partem xam le nañ ne ànd nag avocat am ngir dem déposer lépp loo xam ne am na ko fii ci biir réew mi ak tamit ca bitim réew ngir mën a def liggéeyam foofee ca njiital conseil économique social environnemental ci ni mu gën a leere ñu wax ci coow goo xam ne nag am na fële ca Grand Yoff ak terrain bi di Jagili Bakhayoxo suuf soose nag moo andi ab jaxasoo ndax ci diggante waa SNHLM ña fa dëkk ak kiiti Dame Fall ñoom ñett ñooñee ku nekk ti wax ne yaa war a yore suuf si mu nax nag fi mu toll nii ña dëkk ca gox ba tase nañu ak taskatu xibaar yi Abou Teddy Sow moo ngi fa woon ñoom nag li ñu bëgg mooy ñu xool nu ñuy waxtaanee ba suuf soosee ñu mën ko bàyyeeg waa Grand Yoff ndax bokk na ci loo xam ne ñoom soxla nañ ko ngir mënti doxal seeni mbir ni mu ko waree ñu teewlu Abou Teddy Sow mi teewe woon seen waxtaan googee. coowal suuf jibati ci Grand Yoff ci diggante commune ba SNHLM ak ku nuy tudde Dame Fall ñay saytu wala suufas gox ba tase ak taskatu xibaar yi ngir wane seen naqar. stade bi dafa am ñaari nit yoo xam ni kenn ki mooy SNHLM dafa ñëw ne dafa am ci biir terrain bi benn superficie boo xam ne mi ngi toll ci 1,000 ak juróom benn téeméer ak lu topp ci ay mètres carrés ñu naan déetawaay beneen samba booy jóge fële buñ naan Dame Fall ne moom it am na fi 1,000 téeméer ak lu topp ci ay mètres carrés. Grand Yoff day dëkk bu mag ndax tey toll nañ ci lu ëpp 400 000 habitants nawetaan bi rek mën nañ ci wàññi lu mat 20 ASC yu nekk fii ci biir gox bi waxuma laa nag li nga xam ne mooy club yi nga xam ne ñi ngi dem jokkook fédération sénégalaise bu football. Grand Yoff bu amee loolu yëpp war nañ ko xoolee beneen bët mooy mérité na leneen lu dul traitement yu ni mel. comité boobu ne jàmmalal seen taxawaay ndax ñu saafara mbir moomu ci jàmm te bàyyi leen ak seen stade. moo tax dañuy ñaan njekk ci autorités yi parce que niñ ko waxee ñun dañu ne mënoon nañu def ni ñëpp génn taal pneu yi téye autoroute bi ñun la gën a jege waaye déedéet. Grand Yoff day woo autorité compétente yi ñu ñëw artu balaa ñuy yegg ci àtte. député bi di fësal ni lii lépp boo ko gisee sunu jikkoo ko waral. texte yi Sénégal am nit ñi dañuy jógee ailleurs di jël si suñu ay texte suñu problème mooy ñun suñu jikko suñu ay jikko ñun ak alal ñun ak position am position jar nañu nangu lu ñu waru doon nangu bu réew tollee foofu
ku nekk da nga war a taxaw xoolaat sa bopp. ñooñ comité bi di fësal ne Grand Dakar yeeyoo na stade bi te itam ñuy sàkku ci nguur gi mu saafara mbir mi laata muy jéggi dayo dañ leen di romb ci circulation bi wala sax ci yenn station yi muy ay camion yoo xam ne yenn saa yi dañuy def essence wala beneen produit goo xam ne mën naa làq mu doon ñoo xam ne nag circulation gi ñuy bokk ak nit ñi tax na ba ñu bëri seen xel dalatul ndax ñoom li ñu gis moo di ne yooyee oto dañu am waxtu ñu leen war a mën a dawal wala sax ñu wutal leen seen i yooni bopp sax ndax fi mu toll nii ñoom jàpp nañ ne jëye su amoon ñaanuñu ko yàlla mën naa andi ab jafe-jafe gu rëy wala ab tiis gu rëy ci biir réew mi reportage yu Mohamed Ndiaye la. juróom-ñeenti waxtu ci ngoon jant bi di waaj a so diggante Colobane ak Maris yoon bi xat lool ndax ay oto ci biir yooyu oto mu am ci yoo xam ne xeetu essence ak pétrole la ñuy yàpp ci peggu woto yooyu ñu bind ci mbir yi lu mën a tàkk la waxtu wu ne góor gi di ab jaaykat ne lii ak ñoom ñoo dëkk te lu mën a indi ay jéye la muy àttu nguurug Sénégal ngir mu taxaw ci. loolu danger la parce que camion citerne bu jaaree fii si biir nit ñi gaz mën na kii wala briquette wala dara te boo mën a exploser lor ñu bari mais lépp état ñoo ko war a organiser quoi. kii moom di borom kër di ko dëggal waaye di sàkku ci askan wi ngir ñu gën a moytu. oto yi jaar fii di yor gasoil bi ak essence bi ak yooyu yëpp tam bu sañoon tam dana am sécurité boo xam ne lu ñuy aar la di aar askan wi ndax ñun daanaka loolu mooy suñ ndimbal. fu soriwul dara ñu fekk ko ci ab station kii moom dafa jàpp ni oto yi la ñu war a xoolaat heure yi ñuy daw. oto yi citerne yi moom wax dëgg yàlla ñoom li ñuy yeb moom essence wala gaz wala xam ne baaxul fenn ay moom loolu lu ñàkk wóor la mais seen oto yi moom ñiy liggéey ci wàllu essence gasoil seen oto yi moom li ma gis ci oto yi fii baax nañ xanaa kay mooy heure bi ñuy daw ak tamit tàngaay bi ak circulation bi xamante ni mun nañ sax nekk oto yu baax ñu mbëkk leen fa ñu taxaw ñu xoole leen ñu jële leen mesure heure bi ñu war a daw. ci lu ñeel yooyu la càkkutéefu askan wi jëm ci woto yi indi ak di yóbbu yooyu xeetu essence ak pétrole jot nañ amal ab nemmeeku ci bërëbu liggéeyukaay yu yëngu ci mbir yu ni mel waaye noppeeguñ ngir àddu ci lu ni mel. Mohamed Ndiaye ñu dem léegi ca Jabanak foofe suñ fa yeggee mën nañu wax ne benn mbir dina nekk ci xelu ñëpp liiti nen dafa mel ne léegi nag daa tàmbalee manqué ci jaaykat yi moo tax nag lii ci benn doomu benn nen rek laataa nga ko jënd mën na doon jafe-jafe ndax su fekkoon ne ñaar fukk nga ko doon jëndee léegi mën nga ci teg juróomi dërëm su fekkee tablette bi da daan jar lii ci ñaari téeméer ak ñetti téeméer léegi nag mën nga yegg juróomi téeméer mën na yegg léegi ba juróom-benni téeméer nekk nag ab yokkute goo xam ne nekkul luy arrangé ñu bëri ndax ca jaba ñuy soxla nen yooye bëri nañu loolu ñu teewlu reportage Aïssatou Kane bi. ñetti weer a nga nii baalu ko ëpp njëgum nen gi yokk loolu tax nen wàññeeku ci marché yi dara doxatul. waaw depuis bi mu yokkook léegi daal mën naa ne bi ñu jógee Magal Touba semaine boobu bi ñu ñibbisee ci la prix bi commencé augmenté quoi affaire yi commencé manqué. waaw man li may gisee xañ na produit maanaam ñi koy produire peut-être xañ na moo bariwul comme Sodima su fekkoon am na keneen koo xam ne am na mel na ne Sodima wala ñett wala ñeent yoo xamante ne mel nañ comme Sodima peut-être xañ na kon manqué mën naa bañ a demee. ñëkk yi yokku waaye teewut client yi nangu muñ. cher na trop am na ñu koy jaayee 2800 am na ñoo xamante ne 3000 sax lañ koy jaayee am na ñoo xam dañuy takk def ci mbuus di ko jaay 300 am na ñu koy def 250 mais daal cher na daal cher yi. saa yu cher si ñoom day répercuté ci client yi loolu moo tax mu xaw a métti xëy na tam nañ ko muñ rek mën naa am léegi mu oyof si ñun xëy na tam ci producteurs yi la. xëy tam fu muy jógee la dañ leen di comprendre parce que xam nga nit mënul yor bagage am tam ñu jaay ko lu cher bu ñëwee yóbbu bazarde ko. donte ñu yëngu ci jaayum nen gi bëri nañu production nen gi doxatul bu baax ñuy ragal grippe aviaire bi suuxal seen liggéey. Aïssatou Kane yokkuteeg nen googi mën nañu jàpp de doon loo xam ne dina arrangé ñi ci mel ni Moustapha Gabar Diop wala Omar Kane ñi xam ne moom la ñuy dundee ñu wax ci leneen tey nag dañ leen di xamale ak liiti brocante ab njënd goo xam ne dafay nekk ci ay nit ñoo xam ne dañuy dem yenn saa yi ci ay conteneur
di fa jënd ay produits yu ci mel ne ay frigo ko yeneen ti ko andi ti ko jaayaat waaye nag ñoom seen liggéey ba ma sub coronavirus bi duggee ci biir réew mi léegi dafa mel ne daa xaw a tàggatémbe ndax yenn conteneurs yi ngir ñu yegg si day doon lu jafe wala sax ngir ñu jot ci seeni produits nekk na ab beneen xeex goo xam ne day metti loolee le portage tey jilee découverte bi ñu ànd ci ak Abdourahmane Li. laata coronavirus bi di feeñ ci mim réew ñu ngi doon am niki bénéfice ci téeméer juróom-ñetti fukk yi tey jii ñu ngi xam ne ay perte yu ñu mën a xayma ci téeméer juróom-ñaar fukk yi muy ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllum jënd ak njaayu produit yu jógee ci bitim réew ay cuisinière ay réfrigérateur ak yu ñu mel Abdou Latif Penn mi ngi xamle ni ci ay Ghanéens yuy jëlee mbir mi ca Allemagne ngir indi ko ci dëkk bi la koy jëli jee tey jii mi ngi xamle ni bëggatul dépendre ci liggéey gi. da ngay jënd rek jaayaat ci clients yi nga mën a jënd mënatoo dem ci amatoo xaalis boobu génne benn 700000 benn 600000 def ko ci ay frigo ñëw toogaat xaar non même man su ma ko amoon actuellement du ma ko def ndax risque la école bee ngi fi xale yee ngi fi dund bi faju bi lay bette bon Covid bi daal man sama xel mu gàtt li mu yàq ci àdduna bi pour man mënatu ko defar quoi. muy liggéey bu doon dox bu baax balaa coronavirus bi di feeñ ci mim réew bu ñu sukkandikoo ci soxna si. ndax coronavirus mii nga xamante ni nee na daa yàq seen liggéey gi yëpp mi ngi xamle ni toog na lu mu dee benn weer te liggéeyu ko. dama amoon na benn moment boo xam ne sax man dama toog bay sama patron mu liggéey parce que day dem ba du ma mënati fay xam nga naa fay sa magasin nan ma fay na ci lekk corona bu ma yàq loolu yëpp léegi demoon na benn certain moment boo xam ne toog naa benn weer boo xam ne sax liggéeyu ma ko muy ci koor gi loolu corona bi ko waral ak génnatul lu mun a génnee. ndax ñàkk pexe ñu ngi wàññi njëg li bu baax a baax ba tey ci loolu lenn rek lañu ci jublu bañ a ñibbi seen kër te dërëm du leen topp. da nga naan jaayee 32 pouces da nga naan jaayee 250 léegi di nga ci wàññi ay 20000 da ngay jaay ay 230 yooyu bu dee 232 pouces bi la même chose boobu tamit di nga wàññi 150 la woon léegi 130. parce que corona bi moo tax kenn amatu xaalis boobu da ngay comprendre nit ñi. même frigo yi comme combiné yi bi nga xam ne congèle ci kaw du sedd ci suuf boobu bu bees bi comme carton yi ngay gis nii 200000 mooy dañuy prix mais di ngay dem ba wàññi da ngay wax sa 200000 la koy jaayee mais di nga si teggi 200000 di si teggi 10000 ba nga teggi si 20000. si pexe yi nga xamante ne Aïssa Diop wut na ko njaayum fëgg jaaya fiile la ko teg niki bi mbas mi daanelee koomu réew mi. man dama naan toog toute une journée dëgg sa yàlla du ma jaay du ma si génn sax sama paas sama patron mooy obligé jël si xaalisam jox ma paas jënd si añ mais ak fëgg jaay vraiment mu ma si dimbali daal fëgg jaay bi daal laa xam ne daal di nga toog même bu dee 2000 nga jaay sax ba tey am na fu mu la mën a dimbalee. njënd ak njaayu ay produits yuy jógee ca bitim réew muy yëngu-yëngu bu doon dox bu baax balaa mbas mi ci réew mi tey jii nag ndax mbas mi. ñu ngi fexe wut yeneeni pexe ngir mën cee génn. xibaaru bitim réew yi xam ne nag dañ koy tàmbale ak waxu mbasum coronavirus bi xam ne fi mu toll nii nag ñi nekk ci continent africain bi ñoom ñoo ngi yëkkati seeni kàddu li ñu bëgg mooy liiti vaccin yi nekk loo xam ne dañ koy mën séddale fépp ci biir àdduna bi te bañ koo boytalee boo rek. ñit waa Île Maurice waa Seychelles waa Afrique du Sud ak ñi mel ne Maroc ak Algérie tàmbali nañu ñoom seen ay campagne vaccination waaye li ci xaw a jaaxal ñenn ñi li ci mel ne Cyril Ramaphosa moom mi yëkkati woon kàddoom ci liiti forum mondial bi ñu amaloon forum économique mondial bi ñu amaloon fan yi moom nag gis na ni ñiiti yenn dëkk yi dañoo jël liiti vaccin bi bëgg ko aakimoo te loolu nekkul loo xam ne day jeexal mbas mi moo tax nag ñiiti waa OMS xam le ne ñoom dinañ def seen kéemtalaay kattan ba lu ëpp ci africain yi ñu mën leen tàmbale faj ci jox ci ñaq ci vaccin yi xam ne nag ñoom nangu nañu ko. ñu wax ci leneen waa Union africaine nag ñoom war nañu amal ab sommet extraordinaire ci ayu bés yile ñetti fan ci weeru février sax la war a doon ci daje googee nag ñooñee njiitu réew ya nekk ca UA war nañoo tabb kiiti Félix Tshisekedi muy njiital RDC mu war a jiite liiti UA nag ci at yi ñu jëm waaye leen jamono jooje benn wax nag moo des ci làmmiñ yu ñëpp kan mooy nekk ki jiite commission ga ndax kiiti Moussa Faki Mahamat doomu cat gi moom rek moo nekk gum ci ñi xëccoo waaye lu ñu gis moo di ne am na yenn dëkk yoo xam ne ñoom gis nañ ne
kookeeti Moussa Faki Mahamat bëgguñu mu toogaat fa ndax fanweeri fan ci weeru janvier 2017 la toog ba léegi waaye ñoom nag dañoo gis ne liñ ko doon xaare ci liggéeyam ba léegi des na lu bëri lu mu matalul la. FESPACO festival bi xam ne mooy am ca Burkina at gu ne jëm ci lu jëm ci mbirub télévision ak cinéma ren jële nag moom bos gi fi waroon am ci foofe ci réew ma dafa mel na dañ koy dàqandi mu waroon am ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février dañ ko dàqandi ba jëmmi jamono ndax ñi nekk ca conseil ba nag ñoom dañoo gis ne fi mu toll nii liiti mbasum coronavirus bi doole gi mu am ci seen gox googe tax na ba ñoom sañu ñoo amal liiti FESPACO googe ndax jàpp nañ ne feebar bi mën na fa jugaat amaat doole ci jamono ju mu mënti doon te day doon lu leen bett duñu ci mën dara. xibaaru tàggat yaram yi xam ne nag dañ koy tàmbalee ak championnat bu Sénégal programme yi génn na tey ci gaaw gi nag ay jongante war a am yi ci mel ne ci diggante waa AS Douane ak waa Jambar FC ñooñu war a tase waa Dakar Sacré-Cœur war a tasante ak waa AS Pikine ca stade Amadou Barry ëllëg ci dibéer gi nag Ñambour war a tase ak Mbour Petite Côte sa stade Albouri Ndiaye ñiiti waa US Gorée war a tase ak waa NGB Ñaari Tali Génération Foot mi nekk ci yoon gu baax moom tamit war a tase ak ñiiti waa Casa Sport ñiiti waa Teungueth FC ëllëg ci dibéer gi la ñu war a tase ñoom ak waa Jaraaf mu nekk ab match boo xam ne ñëpp a ngi leen di bàyyi xel mu raam ci stade Ngalandou Diouf waa stade Jambour war a tase ak waa ñiiti waa SNEPS Ligue 2 ñoom tamit dinañu jongante ñiiti waa Amitié war nañu tasante ak waa Africo Promo Foot Jawono bu Fatick war a tasante ak waa Kër Madior Demba Diop ak EJ Fatick ñoom tamit ci gaaw gi dinañ am ndaje Renaissance bu Dakar ak Thiès FC war a tase ci dibéer gi Sonacos ak US Sport war a tase Guédiawaye FC war a tasante ak waa Duc Linguère bu Saint-Louis war a tase ak waa US Wakam ca basketball bi nag jongante gi moom tamit war naa am national 1 bu jigéen ñi Saint-Louis basket club war a tasante ak waa ISEC Sport waa UCAD basket club war a tase ak waa Asfaw ñiiti waa Mbour war a tase ak waa SEM ñiiti waa si dibeer gi waa AS Ville de Dakar war a tasante ak waa Débalok Saltigué ak Jeanne d'Arc Jaraaf ak ñiiti waa Duc war a am tamit daje ci góor gi nag ci góor ñi ñiiti waa ay jongante war na amaat tamit ci góor ñi mu nekk ñiiti waa ISEC ñoom war a tase ak waa Louga basket club ñiiti waa Saint-Louis basket club war a tasante ak ndaje ak waa UGB mu nekk ab derby boo xam ne ca Ndar la war a amee USO ak Sibac tase AS Thiès ak US Rail ak bopp AS Ville de Dakar Saltigué Duc ci dibeer gi Douane ak GIA ñooy tase Mermoz ak ASFA loolu mooy programme mu ndaje yi war a am lu jëm ci mbiru basket ak tamit ci Ligue 1 bi fii ci Sénégal la ñu wax ci lu jëm ci Confédération africaine de football Ahmad nag moom mën na santagum yàlla ndax ñiiti waa tribunal arbitral bu sport waaye nangu lagum nañ ko liiti procès gi xam ne bëggoon nañu def ko ci gaawantu ndax ñiiti waa FIFA dañ ko ajandi woon juróomi at narul woon bokk ci xëccoo ngir nekkaat ki jiite liiti Confédération africaine bu football lii di Ahmad nag léegi moom mën na jàpp ne liiti dossier am war nañ ko tàmbalee xool ñaari fan ci weeru mars gile ndax fukki fan ak ñaar ci weeru mars la ñu war a tabb ki jiite lii di CAF niiti njëkkante boobee xam ne sax kiiti Augustin Senghor moom ci la bokk ngir bëgg ndoon koo xam ne day jiite ëllëg liiti Confédération africaine bu football. article de la semaine bu tey nag El Hadj Malick Cissé dafa dem seeti ji waa l'enquête ñoom ñi nag xool liiti cas grave yi nu mu amee doole ci yenn CTE yi fi mu toll nii nag dafa mel ne dañuy njëkkante ak ñiiti ak liiti malaaka bi jël bakkanu doomu aadama yi loolu la ñooñu seet ndax gis nañ ne cas grave yi day doon lu gën a bëri moo tax nag kiiti Viviane Diatta ci enquête am gi mu def moom gis na ne nekk na ab xëccoo goo xam ne yombul dara lu tax yombul loolee yëpp dénk na ko El Hadj Malick Cissé ci article de la semaine bi ñu teewlu. njàqare gi gën a bari ginnaaw ba variant britannique bi duggee ci réew mi yéenekaay bi di enquête def gëstu bu yaatu ci prise en charge ñi tawat nekk ci CTE yi bokk na ci Dakar Thiès Matam Diourbel ak Tambacounda.
contre la mort parce que El Malick ñëpp xam nañu ni feebar bi feebar bu doy waar la te feebar bi dafa nekk feebar boo xam ne ni soo tardewee ci prise en charge bi du baax parce que gis nañu fan yi dee yi bëri na cas grave yi bëri na fii et puis ñun dañoo nekk dëkk boo xam ne ni amuñu assez de koom-koom pour régler problème bi donc boo sentiree ni ça ne va pas da ngay gaawantu dem hôpital pour ñu faj la looloo tax ñu def course contre la mort. CTE yaa ngi ci tension bu baax a baax mi ngi ci tension bu baax parce que boo demee ci CTE di nga ko seetlu même boo demul sax mais gis nga ni fan yi cas yi nu mu yokkoo cas yi dafa yokk de telle sorte que ñoom même ñu nekk ci biir CTE yi dañoo sonn et puis lii bien vrai que lii yu ñu def ci CTE yi bari na mais boo ko xaymaa par rapport ak ñi nga xam ne ni am nañu jàngoro ji dañuy naan dafa ndaw te pourtant ndawul mais ñi feebar bi fu mu yegg fu mu toll ci nit ñi looloo tax tension bi bëri ci CTE. si CTE yi lu jëm si oxygène yi indi na ñàqare gu bari fukk jàpp fukk ak juróomi litre par minute la ñuy hospitalisé di soxla 6 minutes yu nekk. gis nga ñun déjà ci première vague bi. dañ doon sooxe parce que amuñu assez de moyens assez de équipement boobu bi tax ñu wax tey jii maladie da ngay gis professeur kii wax na ko directeur général du SAMU national wax na ko nee ne malade bu nekk par minute di nga consommer 10 à 15 litres par minute xam nga ni loolu du d'oxygène xam nga ni loolu du lu ndaw donc imaginez par minute 10 à 15 litres te ñun fu mu ne ni ñoo ngi door a dugg ci deuxième vague bi est-ce que approvisionnement bi dina mën a wéy parce que boo seetlu rythme bu ñuy dem ni c'est vraiment inquiétant. urgentiste yi naka noonu épidémiologiste yi di yëglu ñuy sàkku ci askan bi ñuy sàmmonte ak digle ñi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram. ñoom dañoo sonn parce que nañu waxante dëgg population bi tam c'est vrai ñu bëri ñoo ngi respecté mesures yi dëgg la ñu bëri ñoo ngi respecté mesures yi mais ñu bëri respecté wuñu ko parce que am na ñi nga xam ne ni gëmuñu feebar bi donc ñoom fu ñu ne ni ñoom ñooy faj. te ñoom tam sonn nañ moo tax ñu ñaax population ñu ñaax askan yi pour ñu mën di respecter mesures parce que noonu rek la ñu mën a woy feebar bi fu mu ne nii amuñu vaccin amuñu dara donc fu mu ne nii ci respect mesures yooyu rek la ñu mën a sukkandiku. Sénégal di xeex jamono ji deuxième vague bu coronavirus boobu la deuxième vague nekk lu doy waar sa boobu la jamono variant britannique SARS-CoV-2 ni fi saraax ki jiite direction bi xeex lépp lu jëm ci wàllum feebar di xamle ni lépp lu jëm ci wàllum prise en charge CTE yi nii lay tëddee loolu la dénk sama naataango. loolu tam lu jara félicité la parce que première vague bi loolu amuloon ci CTE yi. gis nañu ni fajkat yi dañoo amoon problème yu bëri parce que di nga dégg yaa ngi ci benn centre après nga am problème oxygène ñu war la transférer ci beneen hôpital. défi bi mooy ci oxygène yooyu ñu war a def ci lal bu nekk parce que ministre joxe na instruction pour ñu def ci lal bu nekk ci CTE yi lal yi yépp mu am oxygène. Thiès nekk cas grave Matam CTE yi mbir mi demeewul noonu région wu Diourbel moom spécialiste yi bariwu fa Tambacounda CTE yi foofu tamit dafa taggatémbe taskatu xibaar bu enquête bi jàpp ni prise en charge nekk na lu am solo ngir xeex ñi nga xamante ni dañu tëdd ci lalu hôpital yi te coronavirus jàpp leen. ñu koy sant bu baax di ko gërëm moom El Hadj Malick Cissé Moussa Fall mi mu àndaloon ak Seydou ñi defar lii ci article de la semaine bi léegi ñu yegg si ci lu yéenekaay xëyee tey ki ñu ko jàngal ci Assane Top. lam-lame gi ci wàllu ko ñàkk yi ci réewum Sénégal kañ la fi yëgseek kañ la ñu koy door la solo yéenekaay moo ko daal di toppandeki ceneeram ngir lépp daal di leer mu nga daal di sottandiku rek ndaje gi nga xamante ni kilifa yi doon nañu ko amal démb daar ngir daal di koy waxtaane journal bi xam le ne jóge wuñu fa ñoom kilifa yi lu dul nekkoon jël nañu ay dogal yu am solo xam le ni tamit ab lim bu dem ci ñetti millions yu tegal ñeent téeméer ak fanweeri junni ak juróom ñeent téeméer ak ñaar fukk ci ay doom aadama balaa atum 2021 jeex daañu leen ñàkk aar leen ci wopp jile di coronavirus ñi nga fas yéene tàmbalee nag ñi nga xamante ni
ñoom ñoo di mag ñi laq lu ëpp juróom benn fukki at ak ñi nga xamante ni tamit dañoo am ay wopp di dund ak moom tam sonal leen lool ma ngoog nag lépp faf na sotti ci ñàkk bi le war a aar askan wi ci covid 19 bi ci réewum Sénégal yéeni kaay gi di source a xamle ne Sénégal mën na cee aar aw askanam lu toll ci téeméer boo jël ñaar fukk loole nag doon dimbal loo xamante ni le mu nga bàyyeekoo ci kër gi ñi wax Gravi jaare ko ci Covax doon ay ñàkk yoo xamante ni du ci fay 15 journal bi ne lenn rek la war a warloo ko lu dul ñi nga xamante ni ñoo war a amal liggéey bi dal di ko gàddul boppam moom réewum Sénégal gi ñu ubbil yoon wi ngir mu aar boppam ci wopp jile doon coronavirus ak ay loraangeem xanaa rek ñi teg yeneen ñàkk ngir aar njanaaw yi ndaxit mara day taali réewum Sénégal mën naa yegg ci bis ginaar bàllu ko xeetoo ko kenn du ko fi jëfandikoo ak it nag juróom-ñaar téeméer ak juróom fukki pélikon doon ay xeetu picc yu ñu ne dañoo dal di medd ci parc bu jucc bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar bi nga xamante ne bàyyikoo na ci jaww ji dénk wàllu ko alam gi doon Abdou Karim Sall résultat yi nga xamante ni feeñ na ci analyse ya ñu doon amal firndeel na ne am sojo comme si buru doon lu bon ci ngunu yi mooy yóbbu yooyu leen janaaw ñi bàyyi ko juj watal si Ndakaaru tag ca xodda ba ca commune bu Kër Moussou ngaba libération yi ni kay moo fa daal di doxantu toppandi jéey ji fa amoon barka démb ma ngay gën di yees ak juróomi doom aadama yuñ fa lima gum ne seen bakkan daal dina cay des ndaxit nag lim ba mën naa yokku ka ca mujj feeñ ab ouvrier la ab néewam la ñu fekk ci suufu taax ma fa mabb mu nekk mbir ma nga xamante ne bàyyeeguñ ko mu nax saay ak enquête bi nga xamante ne waa gendarmerie amal nañu ko ma nga daal di firndeel ay mbir yu doy waar ndaxit nag fu ñu waroon a jëfandikoo affaire 14 wala 16 ña ngi fa def feeru béton bu 6 journal bi nettali ko ak naqar kaw tiis wa nga xamante ne daa mel ni kii di entrepreneur bi nag yëgalu ko yaramam ndaxit nag ba musiba ga ameek léegi ab takkanderam kenn gisu ko jë boobele barab aw tiis dalati na ci réewum Sénégal Demudul Diaz moo xañ réewum teranga Mourchid Iyane Thiam kilifa gu màgg dëddu na ba faw mboolee seen yéenekaay ñu xëyndoo ñoo ko delloo njukkal yéenekaay gi di Vox Populi ne Iyane suux na ak weer wa mu doon séntu commission bi doon saytu wàllu ko weer wi moo ñàkk kàddoom ci xalimaak yéenekaay gi di Sud Quotidien ki doon yor puusam doon benn le ci ëttub islam lépp ab dundam loolee la ko daal di jagleel doon Mourchid Iyane Thiam fekk na weer wa mu doon séntu suux sa noone la ci demee dëgtale ci ab nataal bu yànj lool booba lañ fa bàyyi ko wëtali arène nationale sunu lomb yéenekaay ma ngay dànka foo ko artu ki di Tafatine mi nga xamante ne ñetti at nee na mes na menten kenn tegu gëtt ci arène nationale bi mu dëgmal ab combat ci diggante mag Boy Niang 2 yéenekaay gi ni combat la bopp ki di Tafatine gàddu na ci aw xalu safara wu ko mën a lakk ñu koy sant di ko gërëm bu baax moom Hadj Assane Top borom Sadio di leen bokk sant yi te di leen gërëm bu baax a baax te di leen ñaanal ñu yendoog jàmm jërë ngeen jëf